Internet sans limite sn.com, bienvenue dans votre émission les buzz du web. Gis ngeen yàgg na bi ngeen ko gëjee gis nekkoon ci préparatifs yi doon wàcc yeneen yoo xam ne juste pour vous faire plaisir. Alors je suis pas seul comme on a l'habitude de le dire maa ngi fekk sama xarit bi nga xam ne moo di Abdou, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Big Taf. maa ngi leen di am sant alhamdulilah. Bienvenue amis chers internautes sans limite sn.com, comme ni ñu koy faral di defee à chaque fois ñoo ngi waat fii dikk ak yéen tey ci seen émission les buzz du web. Les buzz du web nag jarul ñu fiy nekk di leen wax lan la ak lan la buzz moom ñëpp yaakaar naa xam nañ ko Sénégal lépp loo xamante ni day def actualité sur la toile dañ leen koy indil faram fàcceel leen ko ba mu leer nañ. Big Taf fan la ñuy daal di commencer waxtaan bi tey. alors fi ñuy commencer xam ngeen ni sans limite lépp luy actualité yi bu nekk ci réew mi wala bitim réew dañ koy xuus jox ko gars yi ba mu am solo lool. Récemment ñu gis ki nga xam ne moo di Canabasse moom tamit diggante moom ak Dip Doundou Guiss dafa mel ni wax jaan ci gën a bëri. waaw wax jaan ci bëgg a bëri kii di Canabasse ak Dip boo seetloo temps yële la ñu le passé ku ci nekk da nga daan génne benn son mais boo génnee fans yi dañuy dugg ci réseaux sociaux yi di commentaire comme si que ni ñoom ñaar ay noonu lañ dañuy clashante par rapport ak seen i textes yi nga xamante ni moom la ñuy bind. ki nga xam ne moom moo di Canabasse nag génn na ci benn émission bu ko boo xamante ni une radio de la place moom moo ko invité woon. ñi ko fësal moom moo di waa di senego.com ñoom ñoo fësal loolu noonu Canabasse di wax que ni moom ak Dip amul benn problème parce que au début gaynam la woon xaritam la woon dañ daan déggante souvent ci réseaux sociaux yi. mais dafa dem ba à un moment donné su envoyé ki nga xamante ni moom moo di Dip Doundou Guiss message du ko tontu. su ko woowee appel du ko jël su ko bindee dem na ba même Facebook sax bind ko fa message. mais day gis que ni du ko tontu. te moom mi nga xamal que ni loolu noonu li ko waral du lenn lu dul loo xamante ni entourage yi ñuy entouré moom mooy waral loolu parce que ñoom ñooy créer non entre artiste ak moromu artiste am mais moom ak Dip jotewuñu dara. moom ak Dip jotewuñu dara ci ay waxi moom yi Canabasse donc itam fans yi di gën a rataxal diggante artistes yi parce que c'est vraiment important itam. voilà bu wax juddoo foofu wax judduwaat na feneen diggante Max Margane ak Laxaat Ndiaye dafa mel ni dañ doon xeex de. waaw dañuy daal di dugg ak yéen ci sport pratiquement lamb bi nga xamante ni suñu dëkk moom moo ko moom. lamb temps yi fi mu toll def na buzz bu baax a baax parce que bu ñu fàttali ko Eumeu Sène ak Bombardier dañ doon jongante li nga xam ne moom moo di titre roi des arènes. titre boobu nag bañ koy daal di jongante ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène am na ndam ci kaw Bombardier léegi moom moo nekk futur roi des arènes ak li nga xamante ni daj na ko lépp ci lamb carrière am sonn moom moo nekk nouveau roi des arènes ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène te combat boo xamante ni Balla Gaye tenté na ko fii amu ci ndam Modou Lo tenté ko fii te amu ci ndam te boo xoolee ki nga xamante ni Eumeu Sène la am na ndam ñaar yoon ci kaw Balla Gaye Modou Lo am ndam ci kaw Eumeu Sène ñëw tey jii nii am ndam ci ki nga xamante ni moom moo di kaw Bombardier bi loolu daa ci amee coow daan na jub ci stade bi te ki nga ko waral mooy ki nga xamante ni moo di Max Margane ak ki nga xam ne moom moo di Laxaat Ndiaye te loolu li ko indi mooy diggante combat am Balla Gaye ak Modou Lo bii ñu fësal nga xam ne Gaston Mbengue production moom moo tëgg combat boobu coow daan na ci jib aussi parce que ki nga xam ne moom moo di Modou Lo dafa signé woon contrat ak waa Leewtoo pour beneen combat jël avance 25 millions coow loolu tamit déggoon nañ ko fi ba nga xamante ni Modou Lo warul mën a signé waat beneen contrat bu dul ci contrat boobu parce que il était sous contrat donc coow loolu ba mu daati amee waa Leewtoo dañu porter plainte ki nga xam ne moom moo di Modou Lo pour mu delloo leen seeni 25 millions bi loolu amee nag Laxaat Ndiaye génn ni moom moo def médiation pour que Modou Lo delloo 25 millions ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Leewtoo TV. bi loolu amee Max Margane moom tamit génn def benn contradiction que ni moom moo def médiation bi mais Laxaat Ndiaye deful médiation bi pour Modou Lo delloo 25 millions yi waa Leewtoo production bi loolu daati amee nag altercation daati am seen diggante ci jour combat Eumeu Sène ak Bombardier ba nga xamante ni internet yu bëri rafetlu wuñ ko ñi ko fësal mooy waa Dakar Buzz ñoom ñoo fësal information boobu noonu bi loolu daati amee nag internet yu bëri nee na ki nga xam ne moom moo di Max Mbargane kenn mësu ko dégg ci li nga xamante ni moom moo di coowul làmb à chaque fois lu positif rek la ci daan wax kon donc lii moom lu ñaaw la mënoon naa ñàkk seen diggante bu baax a baax mu mel que ni làmb moom fi mu toll nii dem na ba nga xamante ni day jur ay noonoo ak ay ennemis si biir te yaakaar naa benn affaire la boo xamante ni war na mën a ñàkk parce que suñ mbir la ñun ñoo ko moom donc ay maa wax fii nii maa wax fee ne loolu yëfu xale la je pense que ni c'est un moment de communion boole mais pas di féewale ay maa def médiation maa deful médiation
médiation pour combat Balla Gaye ak Modou Lo taxaw yooyu noonu yëpp ay détails la je pense que ni lu war a mën a ñàkk la. alors ba tey dañuy des ci lu jëm ci wàllum làmb googu ki nga xam ne moo di Bécaye Mbaye di présentateur foofu ci 2STV moom itam daal na lancé ay track lu jëm ci combat Modou Lo ak Balla Gaye. Bécaye Mbaye moom tamit def na benn sortie bu am solo ci benn direct boo xamante ni waa 2STV ñoom ñoo ko doon def ñii nee nañ pic la doon lancé ñii ni comme que Bécaye Mbaye dafa nekk genre présentateur boo xam ni day mbalagaale en même temps muy xamal askan wi que ni ak promoteur bi ci boppam ki lamb ji nga xamante ni moom moo dox diggante Balla Gaye ak Modou Lo promoteur bu ko jël yóbbu ko benn télé pour mu def direct bi lu dul 2STV yàq na combat bi te dina yàqal askan wi aussi lu bari parce que il paraît que affaire direct yooyu noonu fi xawoon am moom moo tax Bécaye Mbaye di xaw a lancé loolu bi mu defee loolu nag internet yu bëri réagir na ki fësal loolu moom mooy waa Dakar Actu fësal nañu ay commentaires yu bari di wax que ni Bécaye Mbaye ne devait pas prendre cette position di wax loolu noonu am ñeneen ñu ñëw que ni Bécaye Mbaye lii da ko wax uniquement pour kaf ak ree mais waxewu ko beneen ton boo xamante ni moom mooy loolu parce que Bécaye Mbaye lu muy am na ko ba pare yaakaar naa du fi nekk di xëccoo tey jii nii ay télé parce que mi ngi presse am en même temps yor na rajo yor na leneen ak leneen yor na teraangam donc bu ko waxee peut-être mën nañ ko jëlee beneen dimension boo xamante ni kaf moo ko si dugaloon mais pas indi ay féewaloo wala ay jaxasoo mu nekk loo xamante ni rek réseaux sociaux lépp loo si wax rek aussi nay nekk jàmm te aussi na nga koy xalaat parce que nit ñi fa ñuy waaw na nekk lu leer parce que tey jii nii nit ñi fu ñuy xalaatee ak fu ñuy bindee seeni commentaire du doon benn si diamétralement opposé ku nekk ak sa gis-gis. d'accord ku nekk ak sa gis-gis waaye itam moom gis-gisam xam na ko bu baax a baax itam donc nañu bàyyi nan la waa nekk di mujjee ki gëtëm waxi moom Bécaye Mbaye la waaye dañuy ñëw ci Hadjibou Soumaré mi fi nekkoon premier ministre ci période Abdoulaye Wade moom tamit ay wax jug na ci côté dañuy daal di xuus ak yéen ci li nga xam ne moom moo di actualité surtout politique élection présidentielle yi ñu dëgmal ci 2019 bi Hadjibou Soumaré dafa samp ndëndam bëgg a nekk candidat élection présidentielle 2019 bi moom nag bi loolu daati amee def na benn caravane bu ndaw a ndaw ci sous région bi daati génnaat indi dajale fii nii ay militants ci grand théâtre bi mu defee loolu nag affaire bi daati marqué sénégalais yépp mu daati def ba tout le monde parle maintenant de Hadjibou Soumaré donc bi loolu daa ci amee mu génn samp ndëndam ki ñi nga xamante ni ñoom ñoo di nguuru Sénégal état bu Sénégal dañu ordonné à la cellule nationale du traitement de l'information financière pour ñu def ay gëstu ci li nga xamante ni moom moo di fortune Hadjibou Soumaré parce que bu ñu fàttalikoo nekkoon na fi directeur BCCI benn banque bu tudd BCCI nekkoon na fa directeur loolu moom moo tax ñu ni nañu saytu alalam fan la jëlee alalam mu daal di indi benn polémique bu ndaw aussi sur la toile parce que les gens se disent que ni lan moo tax boobu ba léegi xool ñu gëstuwuñ fortune mais il a fallu que ni moom mu déposé nekk candidat pour ñu door a mën a gëstu fan la jëlee kiyam nu mu tuddati fan la jëlee fortune am donc Sénégal dafa internet yu bëri réagir nañ ci loolu parce que ñu ko fësal mooy sanslimites.sn.com internet yu bëri réagir nañ ci article boobu noonu di si wax Sénégal dem nañ ba nga xamante ni pour nga déposer fi sax nekk fi candidat dafay nekk lu métti parce que boo génnee rek dinañ wut loo xamante ni moom la ñuy teg sa loos wi te on est dans un pays démocrate te yaakaar naa ku nekk am na droit tey jii nii boo wóoloo sa bopp nga ni pourquoi pas nga jël réew mi taxawal askan wi xeexal askan wi nekkal fi askan wi mais dem na ba nga xamante ni fi mu toll kenn ñimeetu la samp ndëndam di nekk candidat fii nga xamante ni moom moo di réewum Sénégal te alors que benn bopp la kenn mun ko xar ñaar lépp ci biir la jëmaat donc nañuy xaw a bàyyi xel loolu noonu bu baax a baax bàyyi affaire audit yeeg wàññi ko bu baax a baax parce que mi ngi tourmenté Sénégalais yi de trop surtout nga xamante ni ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk actuellement ci nguur gi. D'accord. Alors en guise de rappel vous êtes toujours dans votre émission les buzz du web sur sanslimites.sn.com ñu continuer ak yéen lu jëm ci xibaar yi itam Serigne Bass Abdou Khadre ak i njabootam gars yi nag information bi woon nañu bëri ci côté boobu. information juddu woon na ci côté boobu ñi ko fësal moom moo di waa Seneweb ñoom ñoo fësal xibaar boobu que ni sëñ Abdou Khadre cité dans une affaire d'escroquerie maanaam dañu jëloon turam yóbbu ko fële nga xam ne ak signature am fële nga xam ne moom moo di consulat bu France ki ko defoon nag mi ngi tudd Mamadou Soumaré moom moo demoon présenté wu foofu comme que si moom moo nekk secrétaire particulier bu Serigne Abdou Khadre sëñ Bass Abdou Khadre autant pour moi que ni dafa ñëw déposer fa pour demander plus de 20 visas France
bi mu defee loolu nag ñooñu fa nekk seen xel daati xaw a tey tuuti ñu jël seen téléphone yëkkati woo sëñ Bass Abdou Khadre mu xamal leen que ni moom yabalu fa kenn te kooku du secrétaire particulier bi loolu daa ci amee aussi kooku def nañ ay enquête ba gëstu ko fekk ko biir Touba jàpp ko noot ko moom tamit il n'a pas hésité à dire que ni moom moo def loolu te mën nañ jàpp que ni loolu ce n'est pas la première fois moom muy def loolu ñu bàyyi ngir yàlla ak yonent bi sëriñ yi ak wasila yi nga xamante ni ñoom la ñuy jël di leen bubboo pour def seen njubla yi parce que ñooñu ay nitu yàlla lan te yàlla moom moo leen may benn daraja boo xamante ni lépp loo leen mun ci def wala lépp loo leen mun ci wax amaana ci sa kaw lay këppwaat. D'accord ci sa kaw lay këppwaat la religion est vraiment sensible ba tax na itam na ci gars yi di bàyyi xel toujours ñu des ci loolu ci nga xam ne moo di xalifa général di Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour moom tamit yëkkati na ay kàddu. waaw yëkkati na ay kàddu Serigne Mbaye Sy Mansour comme ni mu ko baaxoo di defee à chaque fois jëmale ko ci population sénégalaise bi dafa génn si benn programme bu ñu ko invité woon muy xamal que ni moom bëggatul gis. benn góoru sénégalais boo xamante ni day takk jabaru tubaab ku bëggati jabar maanaam na ko tànn ci mim réew parce que sénégalais yi ñoo ngi fii ñoo ngi sëy mën nañoo sëy bu baax a baax lan moo tax ñu am préférence dem di takk ñi nga xamante ni moom moo di nasaraan yi sëñ Mbaye Sy Mansour loolu la génn wax. Message fort à l'égard de si fidèle à l'égard aussi des Sénégalais moom Serigne Mbaye Sy Mansour moo yëkkati lu ni mel waaye ba tey ñu des ak yéen ci ki nga xam ne moo di Coumba Gawlo Seck yëkkati na moom itam ay propos jëmale ko ci première dame de la République Marième Faye Sall. Coumba Gawlo Seck dañuy daal di dikk ak yéen ci benn xibaar boo xam ne waa Sene News ñoom ñoo ko fësal après bu mu defee li nga xamante ni moo di émission face to face ak Aïssatou Diop Fall mu posé ko la question ni ko yow ak première dame dafa mel ni nekkoo leen ay xarit loolu nag def la toile bu baax a baax nit ñi di si commentaire bu baax parce que Coumba Gawlo dafa xamal que ni moom ak première dame nekkuñu ay xarit bi ko Aïssatou Diop Fall laajee lool te li waral loolu mooy que ni bi ñuy door a falu moom dafa jëloon li nga xamante ni moom moo di ay lettres déposé ko au niveau foofu noonu ci palais ba pour que moom ak première dame ñu mëne ay activités ensemble mais boobu ba léegi lettres yooyu noonu amu ci benn retour donc kooku mën na jàpp que ni ba tey lim jàppee ni du xaritam bokkul ak première dame yi nga xamante ni ñoom nekk ci Afrique bi parce que boo xoolee Coumba Gawlo xam que ni dafa am affinité bu baax a baax ak yeneen première dame yi mais ñu gis ko moom ak suñ njiitu réew suñ première dame defuñu nenn te loolu noonu yaakaar naa du lu rafet loo xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy rafetlu parce que mënul am affinité ak yeneen première dame yi ñun suñ dëkk première dame bi fi nekk mënul am affinité ak moom loolu warul mën a nekk te Coumba Gawlo ku ko xam ko ci bonne volonté ku ko xam ko ci social donc peut-être su bindee lettre yóbbu ko foofu noonu pour ñu jàppale ko ci bonne volonté yooyu ak social yi muy def moom moo waral lool. bi loolu daa ci amee internet yu bëri réagir nañ aussi def ay commentaires di xamal que ni Coumba Gawlo femme bu digne la elle est sociable seedeel ko ay seedeel yu rafet ni première dame daf ko war a woo def appel ci moom nag xamal que ni xamal na ni askan wi ci émission boobu que ni moom buñ ko woowul foo xam ni soxla wuñ ko fa nee na du fa dem di ñàkkal boppam fayda parce que tey lu muy am na ko ba pare tur bi muy am yàlla may na ko ba pare ñi nga xamante ni ñoom ñoo di aussi waa Walf TV astafurlah am na benn émission buy am Pikini production boo xamante ni waa Cekete ñoom ñoo koy def ay xale yu jigéen ñuy teg foofu ñuy def benn revue dañ doon commenter di critiquer ki nga xam ne moom moo di Coumba Gawlo naan bu gëjee génn rek faaw muy génn di créer genre buzz yooyu noonu te loolu bi mu paree commentaire yi ci YouTube bi di taxaar naa si ñëpp di leen dagal ay saaga di leen xas naan leen yéen Coumba Gawlo du seen morom parce que ni ñu ko jàppe woon naan ay màgget la boobu ba léegi amul jëkkër loolu la war a lijjanteeg genre yooyu di wax comme si que ni Coumba Gawlo seen morom la te loolu noonu mënoon naa bañ a ñàkk sénégalais yu bëri tamit rafet lu ñu woon commentaire yooyu noonu bi loolu daa ci amee ba pare Coumba Gawlo ñu génnewaat beneen vidéo boo xamante ni waa sanslimites.com ñoo ko fësal vidéo boobu ñu ni lii moom mooy cause diggante Marième Faye Sall ak ki nga xam ne moom moo di Coumba Gawlo parce que benn événement la woon ñu invité ci première dame yëpp Coumba Gawlo dem fa di def benn discours bi mu salué Marième Faye Sall suñu première dame ya fa nekkoon yëpp dañoo tàccu mais ki nga xamante ne dañuy gis Marième Faye Sall croiser les bras sax mais fu mu tegoon ay loxom jógewu fa pour yëkkati benn applaudissement ci Coumba Gawlo bi loolu daati amee nag internet yu bëri réagir ni lii moom moo waral seen diggante ñoom ñaar lii lañ jàppante mer. alors merci beaucoup Abdou jàmm daal moo baax te yàlla na yaa may jàmm ñëpp loo xam ne yéen a ngi ci réew meek bitim réew ba tey ñu continuer ak yéen ci actualité yi nga xam ne moo am fii ki nga xam ne moo di international sénégalais di ancien joueur ñu naan ko Alassane Ndour yëkkati na ay kaddu jëmale ko ci Aliou Cissé coach national. génn na ay kaddu teg ko ci Aliou Cissé mi ngi amee woon fële nga xam ni moom moo di 7TV bu ñu ko invité woon une télé à la place ñu invité ko mu def benn sortie bu fracassante jëmale ko ci Aliou Cissé di xamal sénégalais que ni Aliou Cissé dafa nekk coach boo xamante ni
dafa dëgër boppam rek daf ko doy maanaam li nga xam ne moom moo di équipe nationale bi xajalu si kenn maanaam ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ay anciens internationaux ñoom amuñu si cadre boo xam ne dinañ ko jël sànni ko ci ba Aliou Cissé jël loolu doxee ko te dans les normes dafa war a jël ay coéquipiers sabañal leen ci biir ba nga xamante ni dinañ sap ci équipe nationale bi ba seeni wax lépp luñ munti wax dina am importance te loolu noonu yaakaar naa moom mooy tax équipe bi gën a jëm kanam te lépp luñ ci wut aussi suñu borom may ñu si ndam. alors ba tey ñu daal di jeexalee ki nga xam ne moo di Bouba da doon xeex moom itam de. waaw mi ngi def actualité bu baax a baax Bouba ak Karis ñoo ngi doon xeex récemment fële nga xam ne moom moo di aéroport bu Orly fa lañ amaloon xeex boobu noonu bi loolu daal di amee nag presse française bi ñoom ñoo ko njëkk a fësal Pure People ñoo ko njëkk a fësal biñ ko daal di fësalee tamit internet yu bëri réagir nañ ci parce que dañ doon xeex bu métti boo xamante ni dañu saccagé aéroport bi ba pare retardé ay vol yu bëri yoo xamante ni dañu waroon a atterrir jour boobu yeneen yi tamit waroon a décoller te loolu noonu bi mu daal di amee police aéroport bi si boppam daf daal di réagir bi mu réagir daf leen a jël mettre leen en garde à vue ba nga xamante ni coow li dina wàññeeku foofu noonu bu baax a baax mais mën nañoo jàpp que ni instant bii nii les choses sont calmes xañ police bi def na lu waroon tempérer nañ situation foofu mais n'empêche que def nañ fa ay dégâts yoo xamante ni internet yu bëri réagir nañ ci ñuy wax que ni ki nga xamante ni moom moo di Bouba à chaque fois dañuy gis muy nekk ci ay scandale yu mel noonu soit bu xeexut ak la fuite moo ngay xeex ak keneen wala moo ngay clashante ak keneen te alors que loolu noonu dafa war a mën a arrêter parce que tey jii nii loolu bu njëkk rappeur américains yi ñoom ñoo ko daan def bu njëkk mais aujourd'hui nii rap française bi ñoom ñoo gën a miser wu ci cas boobu noonu clashante beeg xeexante bi fu ñu daj di dóorante di toj ay bouteilles ak yooyu noonu te yaakaar naa war naa mën a ñàkk parce que dafa am foo xamante ni tollu nañ fa doomu aadama yi. alors sans limite sn.com toujours lépp luy information li am ci réew mi ak bitim réew dañ koy creuser ba mu baax jox leen ko ngeen ci am lu leen leer foofu la ñuy jaaroo tàggatoo ak suñuy internet Abdou maa ngi lay jaajëfal di la bàyyi nga tàggatoo ak internet yi. nii lañ koy far di defee à chaque fois comme ni ko Big Taf waxee sans limite sn.com dikk ak yéen ci li nga xamante ni moom moo di def actualité sur la toile tojatal leen ko ba mu leer nañu seen i bët commentaire yi nga xam ne internet yi moom lañ ciy def di ko réagir ñu indi leen aussi tegal leen lépp ba nga xam ne dina leer seen nopp fii lay xewee ci buzz du web avec sans limite sn.com jaajëf di jaajëfal bu baax a baax waa Tako Afro moom ñi nga xam tamit ñoo ñu may opportunité bi ni mel di jaajëfal suñu caméraman mi nga xam ne moo di Bachir l'incontournable waaye itam di bëggee képp koo xam ne yaa ngi bàyyi woon xel cette émission qui est les buzz du web merci beaucoup amis chers internautes restez connectés et concentrés dans quelques semaines ñu ñëwaat ak yéen lu émission bi ni mel jaa ngeen jëf abonné yéen a ko moom